Khadim Samb yaakaar naa ni ma ko waxee léegi kenn dootu ko présenté ti moom Khadim Samb du ñu def lu dul jàll ci moom nuyu ko dalal ko ci plateau bi Khadim dalal nañ la di la ziar. jërëjëf maa ngi am mbégte mu rëy tey ci daje bi ma dajewaat ak yéen fii ci Walfadjri di sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant samay waajur di sant Serigne Touba Khadimu Rasul sama turandoo di jëkk a tàllal yàlla sunu borom loxo. di ñaan borom kër gi doon sama mag doon suma xarit muy Sidi Lamine yàlla na yàlla suñu borom yaatal leeru bàmmeelam di ñaan itam ci rajo bii nga xam ne Walfadjri la tudd tawat si nekk ci réew mi yàlla suñu borom jële ko fi di am mbégte toog ak Sa Ndiogou parce que li mu yàgg ci rajo lépp ak télé man musuma toog ak moom émission di am mbégte di nuyu Awa Diop Ndiaye di la nuyu di tatagal aussi Cheikh Tidiane Gomis borom turu màgg wi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Walfadjri ci àddina bi rawatina ci émission bi ñu tuddee Grand Dîner. Grand Dîner nag man xam naa su ma koy wax man ni may ci comme làkk wolof laay wax mooy diine ju mag wala nga ni magi diine grand mooy ku mag. jërëjëf Khadim Samb mi ngoog ma jàll rek nuyu Awa Diop Ndiaye tey moom ci yow laa njëkkee la. honneur aux dames. voilà Rahma bien fait macha allah ma dellu nuyu la ziar la. ci aljuma bi Cheikh Ahmed Tidiane itam ma koy ziar waaye di ziar itam ki nga xamante ne moom lañ fi dalal tey. muy sëñ Khadim Samb di maam ci man itam. di ziar bu baax ki nga xamante ne moom moo di El Hadj Talla Zouz Sa Ndiogou Mbengue di ziar ñëpp ñi nga xamante ne aljuma bi bu jot ñu ngi ñuy teewlu ci Grand Dîner. ma jàll ci Sa Ndiogou boobu laata may ñëw ci Cheikh Ahmed Tidiane Sa nuyu nañ la. yow tey da ngay defante parce que tey gomis bi nga zappé de la wër waaye ñu ngi nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu kenn ku ci nekk ci turam santam waaye di am mbégte tamit gu rëy ci jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Khadim Samb vraiment mu nekk koo xam ni bokk naa ci ñi nga xamante ne bi ay soppeem la ci li nga xamante ne bi moom lay def vraiment ma ci am mbégte bu baax a baax jàkkaarloo gi nga xam ne jàkkaarloo nag di nuyu nag Awa Diop Ndiaye mais aussi tamit di nuyu bu baax ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Gomis Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la nuyu Rama. di am mbégte bu baax di nuyu téléspectateurs yi. ma jàll nuyu nag sama xarit. borom xol bu rafet. waaw Cheikh Ahmed Tidiane la ñu wax. Cheikh Ahmed Tidiane. waaw waaw jaajëf waay. waaw Ramatoulaye di lay gërëm di sant. di sant tamit maanaam ñi yore émission bi. ba ñu invité Khadim Samb. lu tax mu nekk loo xam ne parce que man pour la première fois. ma bokk ak moom plateau. dégg nga mës nañu bokk sax benn jataay. mais jataay bu xawoon na kii la mais jataay boobu damaa ree ba daan suuf. jataay bu neex mooy bi ñuy dem boobu temps ndeysaan kii mu ngi dund. Cabrita bu kii école kii ba Maris. dégg nga voilà man moom ak Bekay Mbaye ñu ñëpp ñu dugg mais jour boobu neexoon na lool boobu daal lañ bokkoon jotaay mais après ñu ànd ñoom ñoo ma déposé sax xam naa du ko kii mais ñoom moom mii moo ma déposé ba fii waaw yooyu yëpp daal mu nekk koo xam ne vraiment baax na pour man ma mën a jàngal lu bare ci moom dégg nga tey jii ci émission bi di nuyu Awa Diop Ndiaye comme d'habitude waaw sama jigéen di nuyu mon ami mon frère Sa Ndiogou voilà c'est mon ami c'est mon frère kon nag mu ngi noonu yaakaar naa ne rek dañ fi ñëw tey jii pour wax luy defar waaw lépp luñ fi wax rek dañuy defar rek waaw du ñu ñoo yore dëgg bi dañuy wax sunu xalaat la ñuy joxe ñii di ñuy seetaan ñooy jugé. ñooy wax ñoom moom lii. tout à fait ñoom ñooy jugé kon mu ngi noonu. mi ngi merci beaucoup Cheikh Ahmed Tidiane alors d'une minute à l'autre rek moom Aliou Sow dinañu dabee ci émission bi nga xamante ni saa su nekk dañuy bokk ak moom plateau bi dinañu egg également ci diwaanu Thiès foofu nga xamante ne nag moom Oustaz Souleymane Talla Source numéro 2 dañ ko confiné alors moom pour jël comme ni ñuy jëlee rek habituellement vidéo bi nga xamante ni dina ko partagé ak yéen ñi yéen téléspectateurs yi bu ci kanamee tuuti ñu ñëw nag ci waxtaan gi
mi ngoog ñu nuyuwaat leen kenn ku ci nekk turam ak santam fas yéene rek ëlbatiku ci sëñ Khadim Samb ni ñu ko waxee dalalaat la ci plateau bi di am mbégte jàkkaarloog yow tamit ci émission bi ñu gis ni ñi ngi ci jamonoy coronavirus ci xeex boo xamante ni àddina wërngal këpp ñi ngi ci jublu fii ci réew mi également Sénégal gis nañu kilifa yi ñi nga xamante ne takku nañu taxaw fas yéene rek xeex tamit li nga xam ne mbas la buy lore ñu gisoon ci seen taxawaay ndax njiitu réew mi Macky Sall ba muy dalal fële ca ay audience ci palais bi dalaloon na leen boobu ba tey nag ñu doon xool yéen ana yan tànk ngeen ci dox naam bu fekkee ni gis nañu sax ay vidéo de sensibilisation yi ngeen di def est-ce que jéego yooyu rek ngeen ciy def ana leneen lan li nga xamante daal mën ngeen ko apporter askan wi ci mbas mi la ñuy dund. jërëjëf di wax rek ni xam nga lii xew di mbas ñu di ko wax balaa yàgg naa am ci réew mi te booba rajo amut télé amut waaye dafa am ñaari askan yoo xam ni booba ñooy rajo di télé mooy géwél ak sëriñ ndax booba ak buur waaye buur daawul wax daa wax lu ndax li buur daa wax communicateur moo ko daa wax booba nag sëriñ daana wax ndax ñëpp dañ daa dikk ci moom mu aman ñu muy wax loo ndax boo xoolee 1940 wala 1939 peste amoon na boo xam ni booba géwél yi ñoom ñooy doon véhiculer li nga xam ni moom la tubaab yi di santaane ngir nit ñi man koo moytu ndax boobu day am interprète boo xam ne day doon ab wolof di làkk-làkk wolof am weneen làkk ndax booba wolof fi gën a na saaw ak lu mel ni soose ak portugais mais booba amoon nañ ci askan wu nekk interprète boo xam ni bii bu tubaab yi waxee ne ko lii la ñu bëgg a wax ndax booba communicateurs yi ñooy dem ñooy dox sëy ñooy dox ngénte ñooy dem ci céet ñooy dem ci funérailles yi ñooy dem ci levée de corps yi waaye foo xam ni nit ña daje nañu fa te ba rajo amul télé amul téléphone amul ba bu ñu ubbee rek ba nuyoo la ñuy jëkk a wax mooy la nga xam ni moom la tubaab bi santaane ca mbas ma ñoom ci seen bopp moom la ñuy jëkk a véhiculer ñëpp yóbbu ko ñooñu nag suñ ko yóbboo dañ koy rëlle maanaam kenn ku ci nekk bu saa daara jolof wax ko waa daara wax waa gulum wax waa nguy jéeri wax waa njaane wax waa dëkk ba noonu lañ koy defee ba mu wasaaroo loolu nag boo xoolee en 1985 les communicateurs traditionnels ñu ngi ko créé 85 man maa nekkoon trésorier général bi booba Filñaab dafa mel ni gisoon na lii ndax booba Filñaab dafa génne woon 1 milliard indi ko Sénégal ci la ñu defoon booba fukki réew ak juróom man maa defoon tournée bi ci sous-région bi yëpp ñu fal président Mansour Mbaye mu nekk suñu président à l'époque man maa nekkoon trésorier général bi booba sunu mag ja ku ñu wax Masseex Fatma Ndiaye yàlla na ko yàlla xare àjjana moo doon suma premier adjoint mais bi ma laajee Filñaab kilifa gi ne ko loo jublu ci génne milliard indi ko daf ne dañu bëgg fépp fu ngeen taxaw di wax ñu di leen déglu ngeen wax ne jigéen ñi nañuy set di set ci néeg yi set ci lal yi set ci seeni ween yi ñuy nàmpale xale yi ba pare sette soreel njur mi boobu loolu moo taxoon jóg dañ bëggoon soreel njur mi ndax jigéen ñi am kàttan soreel ko ngir ñoom xale yi mën a nàmp ñaari at wala ñetti at ndax boo xelee gisee ñaare xele di fer biir bay daw parce que nàmpul la mbar a nàmp xam nga léegi boo xoolee xele bu juddu am ñaari weer ndeem dootu ko nàmpal dina am sax ñoo xam dañuy juddu ba fer duñu leen nàmpal loolu mooy tax boo xoolee léegi xele yi néew doole damm di leen yomb gaañu di leen yomb boobu loolu moo taxoon mu jóg moo tax bi liy xewee fekk nañu kenn ku ci nekk parce que man toute ma vie mooy relais luy amal askan wi njariñ parce que réew mi defal na ma lépp moo tax man guddi ak bëccëg tàkkusaan ak timis loolu mooy sama métier man damay wër ci grand place yi boîte de nuit yi jàng yi di waxtaan ak nit ñi ci def lu baax ak wax lu baax bi nga xamante ni xew-xew bi xew na te njiitu réew mi woo ñu itam lii nga ma laaj rek la ñu wax ne yaakaar naa leen ci li ñu yaakaare woon seeni maam ci bu lu mel nii xewee te yéen la yàlla may possibilité ngeen mën a dugg fu ne wax mën a dem fu ne wax te bu ngeen dee wax ñu déglu leen ndax bu fekkee président dalay woone la kaay waxal ma xalif général mi ñëpp di déglu woo la nga taxaw ci kanamam mu ne la waxal ma soo dee wax lu mu bon bon
boo foo waxee ci lu mat 100 personnes lu mu bon 60% danañ ko déglu loolu moo taxan mu wooñu waxtaan ceeg ñun bi loolu amee nag rajo ak télé xew na mais nit physique gu nit ki ak fexe ba soo waxee ñu xam ne li nga wax dëgg la fexe ba soo waxee ñu xam ne lii ngay wax lépp woo ci fayloo ci bor dafa am solo ndax man fi may dem rajo mënu faa dem télé mënu faa dem man dinaa toog ci 200 personnes yoo xam ne duñ seetaan télé duñ seetaan rajo bu ma ñëwee véhicule ne nangam xew na nangam ak nangam xew na li ñu jëkk a santaane mooy nañu set soreel toogaay yi moytu dajaloo ku génn sa kër booy génn na nga raxasu booy dugg na nga raxasu yére yi ngay sol nañ ko paase yére yi ngay solal sa maam ndax mag feebar daf ko yab nañ ko paase xam nga mag ak xele kenn waru leen a jox yére bu ñu paasewul ndax microbe ñaar a koy rey degré glace a koy rey ak degré tàngaay looloo tax lekk yàpp wu ñu lakk moo gën a wér lekk yàpp wu ñu togg parce que diwlin li muy saas lépp du rey microbe te loolu ñu bari xamuñu ko diwlin mënul rey microbe xam nga diwlin boo ko sottee ci nit yaramam yëpp su ñori ko mais mënut a rey microbe fi mu ni boo ubbee sa fenêtre naaj sa boo amee fenêtre bu jubloo ak jant bi gis nga loolu jant bay yendeer loolu la ñuy wax ceeñeer kooku Cheikh Tidiane Gomis xam naa rayon yi daal Sadio ko xam ceeñeer moomu moo gën a gaaw ci rey microbe loolu nag vraiment moo tax bi mu ñu woote yëpp neex na mais xam nga buñ demee ba li say maam nekkoon ñu daa ko may ay nit sa maam doon ànd ak dameel di ànd ak tey ñu dem ba sa njiitu réew am lu xew ci réew mu yaakaar la ci dalal la ñëpp seetaan ko kenn kuy communicateur tey bu am jom wala nga am ngor sa alal waru ko fekke ndax man bi mu ñu woo mardi la ñu woo mercredi jeudi vendredi samedi dimanche yóbbu naa ci suma dëkk 3000 obsè yóbbu naa 1500 coupons savon yóbbu naa 1000 ci détergent bi ñuy wax nu mu tuddati eau de Javel ak beneen bi fan la ci sa dëkk ci suma dëkk suma commune fi ma juddoo ci suma moyen ay bopp muy fan muy commune Dendey Guy gi Dendey Guy ci région de Diourbel la département Mbacké arrondissement Kayel foofu laa juddoo àll la naam am nañu courant am nañu tali am nañu l'école am nañu dispensaire poste de dispensaire la ñu am rek poste de sanitaire comme li kaw di am ñu di ci sant yàlla bu baax mais loolu laa jëkk a def parce que damay wax toujours communicateur ne leen communicateur day am du ngéwél du fonction contexte la ak environnement bu Sanjoogu xewlee wala Cheikh Tidiane xewle ma ñëw taxaw ci la ñu war a xamee ni géwél laa mais su jeexee kenn warut a xam ni géwél laa kenn warumaa xamee Cheikh Tidiane kenn warumaa xamee Sanjoogu loolu moo tax ma leen keroog non seulement li jëkk mooy fu ci waay toog lu mu xat-xat na nga waxtaane cet gi waxtaane virus bi ni muy duggee ndax lu gaaw la waxtaane nit ñi nañu toog seeni kër te sàmm seen njaboot parce que loolu responsabilité dañu ko am muy kilifa yi borom kër yi sàmm sa njaboot mooy fexe ba sa njaboot nga xam fi ñuy dugg xam fi ñuy génn ndax bu balaa ñëwee dootul yem ak bi balaa amul Cheikh Tidiane Gomis dafa war a xam waa këram ban heure la ñuy tëdd léegi xam ku génn lu tax nga génn xam sa soxna marché bi lu muy wuti xamit kii ñëw ndax fi mu ni man sama kër dama ne samay soxna seeni mbokk nañ toog seen kër ngeen toog seen kër samay xarit toog leen seen kër ma toog sama kër ndax li xew a tax dëgg la damay wax samay soxna ki nga bokkal ndeeg baay bu amee doom wala nga xew am këram na toog këram bul dem bu mu dugg sama kër bu ma dugg seen kër ba yëf yàlla jeexal ko donc nag loolu mooy rôle communicateur mooy waratuñoo toog yéen ñii war ngeen a sax toog tuuti waaye kuy communicateur tey ci Sénégal moo xam ngay géwél moo xam ngay gawlo moo xam ngay tëgg moo tax ngay xam ngay lawbe parce que fi mu ni sax am na léeg-léeg dinañu dem ñu ne ñu yëkkati 1 million ne ma yéen communicateurs yi ay quelques géer ne ma sawaay da nga may sédd sama wàll kon ma ne communicateur doona tul ngéwél rek doona tul neeño léegi communicateur mooy waxkat c'est-à-dire nom de communicateur dañ ko vulgariser à 85 ba mu wéy noonu mais képp kuy wax ci àddina rek communicateur nga mais nag moo tax ma ne sama papa ni ma ngéwél du fonction contexte la ak environnement bu Sanjoogu xewlee daal nga ñëw ca xew yow Xaadim Samb boo taxawee di waxal Sanjoogu la ñu war a xam ni géwél nga su jeexee nag bu dee jëf ak rafetal ak wax lu baax ak ngor ak jom buñ la xamee Sanjoogu Rahma dafa wax lu am solo loo xamante ne itam mooy lu ma neex moo di géwél du fonction contexte la ak environnement ndax bi nga xamante ne président Macky Sall woo na leen ca palais ba ñu bëri li ñuy jàppoon moo de yoonu utub xaalis la ca ñoom
tey mu am loo xamante ne indi na ko firndeel ko leeral ko muy wax ne bu fekkee ne liñ lay woo mi ngi ci yow yaa ci war a njëkk a jiitu waaye waroo cee séentu li nga xamante ne moom moo di koppar tey pour askan wi mën a comprendre ne du mbirum koppar moo leen ko yóbbee wër comme ni Rama waxee seen liggéey su weesoo ci wër vulgariser li nga xamante ne mooy du message du chef de l'État ci ban anam itam la kuréel googu war a mën a taxawee tey jël as tuutam comme ni ko ñeneen di defee dimbali ñenn ci askan wi comme na nga ko defee ci sa gox. loolu damay wax ne loolu dafa jaadu te war normalement suñu président war na woote. El Hadj Mansour Mbaye. Mansour ni ko ñëpp defee kenn ku ci nekk génne ca lam am. ñu dajale ko yëkkati ko na président Macky Sall am teraanga gaa ngi nii man teraanga gi ma yóbbu tey ci 19h boo seetaanee 2S di nga ko gis RTS génne na ko préfet ak préfet suma préfet département ak commandant de la gendarmerie ak ki nga xam ni mooy médecin bi nekk ci district bi ñoom ñoo ñëw ñoo ko récupéré pour wax ni moom waroon nañu woo kenn ku ne génn ci wërsëgam ndax damay wax ni géwél bu xewlee moo war a may géer ñi bu njëkk géwél piir bu xewlee walis yu yére bu fa amee fanweeri géer ku ne day dagg mbub muy jar fukki junne ak juróom teg walis yi géer ñëpp mu décoré leen ndax fukki weer ak ñaar wala ba nga juddoo ngay laaj ñu di la teral ba mbas dikk war ngaa génn ci leneen tere nga fee ko delloo fay naar bi xoromam fi mu ne naa loolu 1500 et quelques responsables laa yóbbu Eau de Javel même chose yóbbu Madar même chose fi mu ne nii maa ngi préparé 10 tonnes de riz du moins 2 tonnes de suukar ci suma propre moyen pour yóbbu ko suma village bu soobee yàlla incha allah maanaam lu état defal sama dëkk ci bi ma amee 25 ans ak tey lu état def sama dëkk bala muy ñëw fekk na ma def koo pare état daf may jàppale mais état du ma sosal donc loolu nag ñun ñëpp war nañ dajaloo bu jàllee wax gi nga wax wër ci ngénte yi ceet yi dëj yi te bul xaar ngénte bul xaar dëj war nañu mën a dem ci marché yi waxtaan dem ci raxaskaayu oto yi waxtaan war nañ dem ci supermarché yi taxaw ci buntu bi ku génn nga ni ko nangam ak nangam comme am na ay at dama doon léeb di léebal xale yi ñëw ci benn groupe xale di leen léebal ñu ne nag Xaadim Samb dof na léegi te lépp moo doon maye jom ak ngor ndax xale bi xereñ xale bi am xam-xam donc loolu war nañu loolu ci fi ngeen moo ko parce que amul kenn ku ma invité laaj ma li nga ma laaj te lu am solo la waroon nañ dajale kenn ku nekk président Mansour ne indi nangam ñu génne ko wala mu ni kenn ku nekk ne indi li mu am ñu génne li ñu am joxe ko ñuy symboliser ko ni ñu président woo parce que soo xoolee téléthon bi ma doon def ak parce que man dama bokk ci organisme yu bari ci boo xoolee Unacois Jàppo ci membre fondateur yi laa bokk ñun ñu ngi créé presque bientôt 2 milliards ci téléthon boobu ñi ko incarné ci laa bokk ba pare bokk naa ci ñi personne ressources yi gën a rëy ci Unacois. kon yow commerçant nga. ah oui man doomu yokkal ma jaay la laa. voilà waaw non c'est que dafa am lu tax man ma la koy laaj. parce que dafa am lu tax may kii parce que man. dama lay wax sama dëgg. maa ngi lay dégg yaa ngi wax. nee nga que da nga jël dégg nga lim nga xam li nga yóbbu yëpp. sa dëkk ma la ci encouragé waaye. dafa am benn question boo xam ne automatiquement. dafa ñëw sa man. li gars yi di wax ne ñu naan communicateur traditionnel yi dañoo am xaalis. kon dëgg la man bi ma amee entreprise ak léegi. am na 25 ans boo ñëwee rue 29 angle Blaise Diagne. pharmacie bi ñuy wax pharmacie de la Médina. suma bureau mi ngi 3e étage. voilà bi ci des mooy 69 à notre jour saa su ma xëy naa première dibiterie moderne ci Sénégal man la. dëgg la man lépp lu ma am ci àddina yàpp ma ko jox. man du ma xëy xaar ngénte du ma communicateur buy xaar ceet. d'ailleurs am na ñu bari tey xew moo xam ni su ma demee am million mais du ma dem. du ma yàq samay nelaw pour dem aawoy. man damay liggéey. samay doom macha allah ñu ngi jàng. parce que ku fay am ay doom du kenn du ñaari ñu jànge ji Canada te aw ma doom bu am bourse état may dégg maay fay sama propre moyen tey sama taaw su ma feebaree su ma ñëwee ci médecin bi ci ordinateur am lay ubbi Canada parce que mu ngi montoon ci benn hôpital comme médecin chef mooy wax ne sama papa orienté leen ko ci tel endroit wax ne nangam moo ko dal nañ ko defal piqûre sangam parce que am na diabète wala nangam suma deuxième gosse la même chose mu ngi Canada su ma yónnee xaalis dafa wax ne ma ci banque sangam laay transféré xaalis bi nangam ak nangam nu ngi la war a fayee nangam kooku xam nga ngénteeg ceeb mënu koo def
dëgg la loolu ngénteeg ceet mënu taxawar oto étage ngénteeg ceet du ko joxe. am na nag xëy na ñu ci wekk seen mbir mais man damay liggéey borom kër gii di sama mag di Sidi Lamine soo gisee ma jaxasoo woon ak moom daf ma nawoon bëgg ma fonk ma loolu taxoon daf ma ne Xaadim ma ne mu ne ma lu la géer defal fekk na nga am ko. xam nga Cheikh Tidiane Gomis. ñeeño moo war a liggéey moo war a parce que boo xoolee ñuy wax xam nga ñeeño géwél la sanjoogu géer la xam nga lu ko indi fonction ñi ñu ñeewoon démb parce que soo xoolee bi ñuy bind histoire du Sénégal ma démissionné 2017 ne li ñuy bind du baax dama ne leen kenn mënut a bind histoire du Sénégal bàyyi géwél bi moo daa jiitu te booba téléphone amut télé amut moo daa jiitu xool saa njoogu bu muy xare fi ñu ko jam ndax jooy na wala ndax daw na léegi kooku foo koy bàyyi fooy bàyyi ki tëgg paaka beeg jaasi ji tëggal buur bi ak fetal foo koy bana ba fooy bàyyi lawbe bi nga xam ni moo yett këll bi yett gënn gi nga lekke fooy bàyyi ki ñuy wax seeñ parce que ki yett teg gi buur ki yett gënn lawbe ak seeñ bokkuñu seeñ da yett lawbe da yett kooku mënoo koo bàyyi ki daa aw gàllaaji buur foo koy bàyyi ki nga xam ni moo daa ràbb yére yi buur di sol foo koy bàyyi te ñoo ñëpp ay ñeeño la ñu wax maanaam chaîne la chaîne la woon boo xam ne bii kenn mënul tudd tey ñooñu bàyyi leen soo xoolee bi ñuy wax ci histoire du Sénégal bind ci dugal ci sëriñ si ma ne ñiy bind dañoo laajut ñu xam parce que bi may jàng histoire du Sénégal 25 ans la am dem naa ba Gambie le 7 avril 1904 bi jëy réew Sotan le 8 août 1905 bi Serigne dikkee ci kër maam Ablaye Niass ci Gambie dem naa bañ ne ma fii la maam Ablaye Niass téewoon Serigne fat ko fi en tant que sénégalais bu génn gàddaay bugg a dem ñëw ne maam Ablaye Niass yow laa yaakaar ñëw tekk ca kër ga lu mat ñaar fukki fan ak juróom ci Gambie kon kii bi booy bind da ngay xam daf lay jaral déplacé moo tax soo xoolee tey ñeeño lu ñuy woote ci àddina ñeeño moo bu dee jëf moo war a jëkk a jëf moo war a jëkk a wax parce que ki nga xam ni su buur ma saa jóg yaay jiitu ci xare bi naam Cheikh Tidiane Gomis du fetal géwél di ko rey waaye bal perdi daana rey géwél ki daa jiitu ci fetal yi xool ki ñu jam xool ki daw xool ki wonk kooku jigéen a dee te génne xaalis a gën a yomb dee kon li ma la ne ngéwél du fonction ñeeño dafa war di liggéey di daan dooleem ngir bu bés dikkee nga mën a taxaw te boo xoolee tey ñeeño yu bari sama classe gi géer ñi tegatuñu leen fenn ku yor sab dépasse nga ëmb sangalam géwél li tax may ne moo war a liggéey koo xam ni bu Sa Ndiogou juumee yaa war a ñëw 2 heures du matin këram ni ko Sa Ndiogou li nga def démb waroo ko def bu sa cër li tax ku dëgg gi ba mu miir bu sa reer ajoo ci moom doog ko wax bu sa añ ajoo ci Cheikh Tidiane Gomis bu juumee doog ko wax bu fekkee Awa Diom Ndiaye wala Rahma mii sa jabar dafa yaakaar ci moom ndoket bu mu ko may su juumee doo dikk wax ko te man sama dëgg gi ku yàlla bind ci àdduna su ma la ko waree ratax waaw mais lan moo tax nag lan moo waral ñu may Sa ñëw Sa Ndiogou mu jàll après ñu ñëwaat Aliou Sow également Xaadim ngi rafetlu waxtaan wi di kontaan bu baax ci li nga xam ne noonu nga abordé sujet bi ak tamit fi nga delloo nit ñi pour wane ni communication am na ñenn ñi dañoo defe ne mi ngi yem ci télé yeeg rajo yeeg internet waaye wane nga ni gën na sori loolu gën na xóot loolu parce que tamit ñun ñëpp biñu nekkee xale daan nañ faral di dégg jamono yooyu rajo demeewut ni nga xam ne noonu la demee nii bu dara xewee ci kii ba dañ daan yéene rëng déglu leen jàmm la am na loo xamante ni bii xew na am na loo xamante ni bii xew na loolu nekk loo xamante ni bii lu am solo la nga fàttaliwaat tamit mbir moo xam ni lu am solo la nga wane ni ba nga demee ci président yamoo rek ci dem ca mais yëkkati nga ci li nga xamante ni bi say propre moyen la nga def ci sa dëkk loolu nekk loo xamante ni bi am solo parce que contrairement ak li nga xamante ni bi ñu bari moom lañ jàppoon ci ñi ko jàppoon sax ñoom Gomis ñii ci lañ woon dañu waxee li nga xam ne ba léegi non may ma ba léegi ngi wër ndox mbir mi mais ba ngeen génnee la nga xam ne moom lay wax dane dañuy dóor loolu mooy moo bi nga xam ne dóor ne ñi dañu dem pour dóor mais yow wane nga ni tey demoo pour dóor mais seen cër ngeen doon doxi ba ngeen demee président wax ak yéen it xam ngeen li nekk seen cër ci li nga xam ni mooy mbir mi xam nga c'est que Sénégal benn mbir daf fee nekk ci jamono ju nekk ji léegi ku gis président rek
ñu ne waa ji day dóor. dafa mel ni président war a gisante kenn quoi. te am na situation boo xamante ni bii bu taxawee. jàpp naa ni yéen it am ngeen ci rôle bu mag boo xamante ni bii war ngeen ko ci jouer comme ni nga xamante ni noonu nga def te am na wax nga leneen loo xamante ni lu am solo la. ma bëgg tamit ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci seen kuréel gi ngeen jiite. ñu taxaw tamit ci lu mel noonu parce que wax nga ne ku ne dajale li nga xamante ni bii moom la am ngeen dem. defaree jàppale ki nga xam ni kii mooy président mais man jàpp naa ni dem jàppale ji ko mën ngeen a def comme ni nga xam ne mën ngeen a dajale dem jàppale ji ko askan bi quoi soxlawut dem directement daal parce que man gis naa li Bart def dëgg la nga xamante ni bi dajale na benn somme boo xamante ni dem yóbbu ko fële mais ñëw na jox ko ay nit ñoo xam ne parce que am na ñoo xam ne tey soxla nañ mbir mi dëgg te tey defe naa ni bu ngeen dajale woon tey am na noo xamante ni bu ngeen demee seet ñoo xam ne ñii yeyoon nañ ko ñii yàlla sax yóbbul sa dëkk voilà wala ci ñun wala ku ne yóbbul sa dëkk comme ni nga def noonu ni nga yóbbulee sa dëkk noonu voilà loolu mbir mu am solo la moo xamante ni bi vraiment wane na ni jàpp ngeen ci doguma la da ngay teg sa baaraam dama lay delloo kàddu gi dafa am lu am solo loo tontu ci suma biir wax xam nga boo jamono neexatul géwél bu àndeek borom xaalis ñu ni ma ngay dóor bu la président recevoir ñu ni ma ngay dóor man président maay communicateur bi jëkk a ànd ak moom bi jëkk a nangu parce que man Idriss Seck laa àndal pendant 25 ans man maa créé parti réew mi Idrissa su oto yi ma saa tàkk su ma ñëwul mu ne fay leen oto yi ba Xaadim ñëw mi ngi may dégg réew maa ngi may dégg sunu mag ji Sidy Lamine fekk na ci lu bari Idrissa ñeenti doom la am kenn ku ci nekk mën naa laa wax fi mu juddoo ak bis bi mu juddoo ak date bi taawam xar mi ñu ko ngéntee maa ko jëndi man la jox xaalis maa ko jëndi fanaanal ko dibiteer yi xëy yóbbu ko asalem rendi ko kon jaxasoo woon naa ak moom mais bi yàlla dogalee ñu ànd ci Benno Bokk Yaakaar ba président Macky Sall gagné ñëpp ànd man ci sama bopp yàlla dem ma yóbbu sama bopp sama benn rakk moo ma booleeg président xam na ma suma xarit la suma wëlëre la ñu séq ay teraanga lu jiitu muy falu mais bi yàlla dogalee ma ànd ak moom ñaari at laa ànd ak moom première tournée économique am man la àndal ci communicateur seul ak Farba Ngom ñaari at maa koy jottulil fu mu jëm ci àddina ni ñuy wooyee ministre lañ may wooyee mais dafa am benn bés ñu ànd ci benn événement Kaolack gàmmu la woon kere sax gàmmu àll bi lañ gàmmoo man ak moom parce que dañ fanaan Kaolack bët set di gàmmo gi bi ñu xëyee ñu mu ne dafa bëgg a jaar ci yoon wii ñu yàqu woon ba xam nu yoon wi mel bi ñuy laata egg si jant bi sona keroog dama ko ni président mu naa ma ne ko du ma yem ci jottuli mu ni ma loo bëgg a def ma ni ko ñi yori parti li ñu def mën naa ko ndax ku fi yor parti ñu ci ëpp maa tax ñu am parti wala ma ànd ak ñoom biñ koy créé damay créé lu mel ni li ma créé woon bi ma nekkee ci parti réew mi ma créé mouvement tudde ko lëngoo actuellement maa ngi deree ne 70 000 membres région Diourbel ci rajo laay wax ak télé ak département Mbacké arrondissement Kayel am nay ministre ami député 1960 ba 2010 ba 2017 maay seul ku remplir stade Ely Manel yóbbu fa 50 000 membres stade bi fees mu yebal ay ministre ak i député ñu ñëw fekk si ma Diourbel kere bi nga xamante ni commune bi ma dëkk ci département Mbacké ñetti communes yi gagné man maay numéro 1 bu dul perte sama commune am na fa ñu nekk directeur dañ leen di gagné seen bureau de vote am na ñu fa nekk ministre dañ leen di gagné seen bureau de vote waxumaa nag seen commune man commune Dendey Guy gi bi ma dëkk jóge fa bërki démb maa ko gagné législative yi président jëkk a def maa ko gagné woy ak non maa gagné parrainage 3600 parrainage laa jox ministre Cheikh Kanté ak Mimi Touré maa ngi leen ko joxee résidence Mamoun fay 3 millions pour cérémonie bi ñu dikkee ci législative yi présidentielle premier tour 1126 voix laa gagné suma commune moo ma jëkk a woo téléphoné ma ne ma félicitation moo tax ma ne la communicateur dafa war a am métier am xam-xam am jom am ngor communicateur ak jigéen ñooy defar am réew mais communicateur boo xoolee tey su ma ñëwee dugg kër Sa Ndiogou di bëgg Sa Ndiogou may ma diwe ma ne émission bi de bi ñu koy def gis naa Cheikh Tidiane Gomis ni mu la doon xoolee moytul de wala caba moytul Kumba Joom Njaay de parce que maa ngi xaar 10 000 francs yu ma defi dépasse wala 15 000 mais su ma toogee suma kër Jóob Njaay mii def naka sudut noonu te may maamam ndax maam bi du maamu dox daje ndax Ayda Jóob mii maamam moom ndey Sukkay Jóob ñoo bokk ndeeg bay Mbay Jóob faagee leen jur ak Rokoy Njaay Sukkay maa ko doon denc am naa ci doom bu am 25 ans
defarkat yi tey lay doon génie civil lay doon mu ngi para dem Burton Ewola bii mu ngi Canada actuellement pour mottali njàngam loolu tax muy wax maam mais fi man ci sama bopp boo gisee ñu ne révolutionnaire laa boo gisee grand Sidy Lamine Niass ma mënoon ànd ak moom mu nekkoon suma xarit dama ko bëggoon suma biir xol bañkat la wan moom loolu la ma bëggee woon buur ak ab sëriñ bu ñuy ànd dañuy ànd ak communicateur bu am jom am fit am métier nag bu sëriñ bi juumee nga dugg ak moom ci néeg ni ko sëñ bi di woon nii de mu ne nu mu nga di ko nii la war a doon président de la république nga jijañ ko toog gis mu wax noo xam ne nii wax ba xëy na diis na nga woo ko ni ko wax bi diis na de boo ëllëgee teen ko waxi nangam dafa am benn kilifa bu mag bu ma mos a woo 2001 wala 2002 suba teel ma ñëw bureau bari doole trop ci gouvernement jamono jooju ni ma li ma lay doyee mu ni ma li ma gën a métti ci àddina tey benn journaliste ku bind ci man dafa bind ni su nit tikkee sama kër mbaa sama bureau damay yëkkati xaalis rek jox la bëgg nga dex tàqali koog man dem du ma toog du ma la déglu bugguma daal toog ak nit mu ni ma loolu mu wax dëgg la mu wax ma loolu ci biir néeg nag ni ma loolu waa ji wax dëgg la parce que nit ñi dañuy jël sa temps lu bari da ngay ñëw toog Cheikh Tidiane Gomis nga ñëw ci moom doo ko ne Cheikh damaa soxla 10 000 Cheikh soxla 10 000 nga dem mu dem mais da ngay toog naa ko Cheikh sa papa at mi nu toogee maa ngi moom ca grand place ba keroog ma téyel ko saagam bi nuy waxtaan ma ne ko bu nit dikkatee sa bureau bàyyi ko mu wax ba doyal nga teral ko mu dem ma ne ko sénégalais dañu am jom sénégalais dañu am jom su nit dikkee ci saa njoogu di waxtaan ak moom di ko fàttali fu mu jaar nag yaayam wala at ma ànd ak sa papa yoral ko fas wa wala saa njoogu at ma la leewoo ngay nàmp ma jël la nii di la nax day bëgg laa woon ne li ma yëkkati lu la war la ndax ruus na la koo ñaan direct mel ni lu la waru su nit dikkatee bàyyi ko mu toog donc loolu ay contexte la kooku li may wax mu ngi may dégg di ma seetaan dëgg gi ko gën a métti ci àddina maa ko jëkk a wax ci àddina kilifa boobu. waaw waxal. mooy kan waxal Cheikh nag dafa dansé. ba day waxal rek. waxal ñu xam ñu dañ koy xam. dañ toog ma ne ko suba kaso ngay fanaan yi. kan la waxoon gaa yi bari nañu. waaw non du ma wax. man sax bëggoon naa ñëw Khadim ci sa diggante ak Idrissa Seck avant may jàll ci Aliou Sow parce que sànq wax nga ko te man mi dama nekkoon Thiès également leader politique yëpp dama leen doon topp ci seen campagne ak yëpp ñu xamoon également sa diggante ak Idrissa Seck bu baax mais xëy benn jour rek gis la nga wan ko ginnaaw dem loolu tamit jaaxal na lan moo indi seen rupture boobu yéen ñaar waaw Idrissa amuñu nga xam nag nga yoon yaa ngi bëgg a yàqum neex question Aliou Sow bi kii la wax ñu kan la ba pare nga avancé de non xam nga ci télé lañ nekk non du ma d'accord si côté boobu sax coach su si expliqué loolu xam nga lan lay na expliqué foofu xam nga ba pare mu dem ci lii maa ngi ñëw waaw si question waaw day teggi tuuma sax ndax liñ naan na ma baal ci kàddu gi li ñu wax naan géwël yi fu dara ne la ñuy topp fu dara nekkul duñ fa topp loolu dafay indi day teggi tuuma loolu 2001 boo ko déggee waaw doo dégg man xam naa loolu lépp dana leer dafa nekkoon ci dynamique bi loolu gis nga Sanjoogu loolu ñu askanale géwél dina leer ci da nga nekkoon dynamique bu neex le dinañ ci ñëw gis nga Idrissa maak moom tàqalikoo wuñu ci famille ci gis-gisu politique la ñu àndatul ndax Idrissa maa ko mag mën naa koo may jabar mën na ma koo may sama mbokk ñoo bokk askan ba pare di mbokk ndax Assane Seck mi ko jur ak Mbéri Seck bi jur Issa Faye mu jur sama ndey ay doomi bàyyi lañu kon mbokk la woon waaye diiraa ñu ànd musuma ko woon ne mbokk nañu ndax man historien laa lu ma bokk nit xam naa ko ndax du géwél yëpp laa bokkal de mais Idrissa ñu ngi xamante atum 1987 mu luyee kër Mamadou Dioum moo Omar Gueye ñu jël ñaari néeg ak saal bokk ko kër Mamadou Dioum mi ngi fi espace oto nekk su ngoonee ñu dox ak seen tànk doxantu ñëw ci dibiteri bi ma jaay leen ñu jënd yóbbu benn bés ñu ne mu ne ma waa sëñ bi na nga def boobu xamul nu ma tudd xaw ma nu mu tudd na nga def ma ne ko maa mu ne ma dañ ni dibi boo ko jëndee lekke ko fi ngay ko jënde moo gën a neex ma ne ko waaw mu ne tey fii la ñuy lekkee ma jaay leen lakkal leen ñu toog di lekk ma xiim attaaya xam nga dibiteri toujours attaaya jaa ngi dox may leen ku ne kaas ñu naan rek affaire bi neex ñu ne léegi ñun dootuñu yóbbu xam nga espace oto ak rue 1 benn la mutul 500 mètres presque 1000 mètres la nii laa xamanteeg moom
muy ñëw ci man may ñëw ci moom comme politique sur Dieu laa ji parce que man Cheikh Anta Diop ci moom laa jànge politique maa ngi jëkk a jënd carte RND 1977 non 1970 71 laa jëkk a jënd carte RND xam nga Cheikh Anta bi mu xewee rek ñu gis ne boobu jamono digganteem ak Senghor mi nga am fura bawol bool yëpp dañ solidarité rawatina ñun ñi nga xam ni sëñ Cheikh Mbacke mooy suñ sëriñ di suñ yaakaar ñii dañ yokk seen i at pour ñu wateel Cheikh Anta ñu dugg nag ci rebelle googu sax moo ma topp mu nekk ci clandestin politique clandestin loolu moo ñu ci dugal muy def bu ñëwee toog ñuy discuter ci politique li may wax toujours ndax ku am xam-xam la kaar mu pertinent ci moom mu di ko jàpp ba benn bés mu ne ma noo tudd ma ne ko Khadim Samb ma ne ko noo tudd mu ne ma Idriss Seck ma ne ko foo ne mu ne man PDS laa nekk xam nga Idrissa 87 la dugg PDS ci ñi mujj a dugg PDS la bokk ku ñuy wax Garmi Fall moo ko jaay carte ñaar fukki dërëm mu remplir ko signé comme ni mu remplir suma carte moom Idrissa noonu nag lañ xamantee mu sopp ma sopp ko moom ak Omar Gueye ñoom ñaar ñu kii jël bii nekk kii jël bii nekk ñu bokk salon bi ba yàlla dogal Idrissa takk soxna Ndey Taal muy jigéen ju mag ju baax noonu nag la ñu ànde Ndey Penda ñun Ndey Taal la ñuy wax dañuy wax Ndey Penda muy jigéen ju mag jigéen ju sell jigéen ju jàppale borom këram noonu lañ xamante maag Idrissa ba 88 ñu dem élection 88 mu indi coow lu rëy couvre-feu bu ci la amee woon bi couvre-feu bi jeexee ci la dem jàngiwaat Idrissa kenn rek la ma sa jox dossier ci àddinaam Mayoro Wade buñ doon wax tey nekk premier service am liggéeyal nit pour mu signé kayit première fonction Idrissa mooy stage Kër Mayoro parce que Idrissa audit la def audit la jàng auditeur la yokk nag xam-xamam léegi ci politique ainsi de suite noonu lañ xamante fekk Mayoro Wade di suma xarit ma xaritoog moom jaxasoog moom Babacar Touré nekk suma xarit père Babacar Kama nekk suma mag Jibril Ngom nekk suma mag ma jaxasoog Idrissa nag foofu nag lañ jàppantee maa ngi moom pousse 88 mu dem ba 89 90 mu dellu si waat ñu continuer waat retrouvaille boobu am noonu la ñu àndee ba 93 congrès 93 bu PDS man maa leen defal restauration bi premier postam mooy ministre du commerce ma defal leen restauration bi 3 millions 600 maa leen defaloon añ yi kere fii seesu président Abdoulaye Wade nekk nga xam ne asaar amul foofu lañ añee dox jëm Demba Diop kenn amul paas après bi mu nekkee ministre du commerce Idrissa moom a jëkk a dugal building administratif 3 millions 500 la ma amee loon mu jox ma 4 millions yow maa la may 500 nii lañ jàppantee di dox man politique gu ma kon ne suma liggéey sama jaay yàpp jaay sumay xar di jaay sumay nag di jaay sumay giléem di jaay sumay ginaar ba yàlla dogal 2000 sud am na sud FM am na léegi nag ma bokk sud mu nekk combat ndax ñun sud bi ñu xewee ak Walfadjri ñoo fi jiiru dafa mel ni ay parti lañu parce que dañu tegal opposant ndax boobu nit ñi amuñu fu ñu waxee muy ñaari organes yu xew ku bëgg a wax ñëw wax ñu ne ñi ay opposant lañu lii jaxase nu nag nu jaxasoo maa ngi moom jaxasoo ak président Wade mi ngi may dégg président Wade maa ngi ak photo yoo xam ne ak moom su ma la ko waroon nga ne c'est pas possible keroog bi ñuy ubbi Sud FM 94 man maa jëli président Wade ci sama oto 505 maa jëli président Wade maa jëli waajuru Samuel Sarr wu jigéen parce que Samuel boobu mi ngi am prison te Samuel bokk ci actionnaire majoritaire yi ñu ne mënuñu dagg riban bi te yaayam toogut dañ nekk Samuel dañ nekk yaayam ba mu ñëw maa ko jëli président Wade ñu nekk ko ba mu ñëw ñu door a dagg riban bi dugg foofu lii moo boole Idrissa ñu ànd ba 2004 parce que 2000 bi ñu faloo bokkuma ci demuma 2000 dem na ba 2000 di bëgg a jeex mu woolu ma ni ma nga ànd ak man ba ma faloo nga bàyyi ma lu tax 10 mois ma ne directeur de cabinet di gouverner te ñëwoo ma ne ko dangaa bari liggéey te bokku pour contexte yi bokkatul parce que man dama dégg jamono man ki ma bokkal ndey ak bàyyi sax bu fonction yi changé ma changé environnement contexte ma ne ko yow chef d'état nga daanaka te man jaaykati yàpp laa bokkatuñu fu ñuy gisee man xar mu duuf laay xool ku ma koy waxtaanee te yow fi mu ne yaa ngi waxtaan ak kuy yoxe ay milliards ak bailleurs de fonds yi fu ñuy jaar kon bokkatuñu contexte mu ne ma loolu du tee nga ñëw soxla naa sa xam-xam récupéré ma ànd ak moom 2004 keroog bi mu génnee ci gouvernement bi ba keroog bi muy génn prison ba keroog bi ñuy ànd di dem ci élection 2012 président Macky Sall ñu fal ko lu Idrissa dugal loxoom bu loxoom génnee sama loxo ko ñooy mujj maay jëkk a génn maay mujj a dugg maay sama oto yu jiitu lu ñu ko fi def maa ko fekke
lu mu fi def fekke naa ko juróom-ñaari weer la def ci kaso bi altine bu ne jox naa ko loxo man rek maay wax loolu ci rajo laay waxee ak télé mi ngi may dégg comme fas yi nga déggan maa ngi moom doo nga waroon fas ndar maa ngi moom ñoo duggan ci bato bi boyal maxtaanu luye nañu ko ndax dañoo eggan ci bu ñuy réunion day wax nañ luye gaal jun juróom ñi bu nu luyee gaal ba biir géej nu waxtaane ko fa bu génnaatee ñu xam ni kenn ci noonu la ko wax voyage bi ñu exil bi ñu def jóge fii jaar ndangaan sàmb ci pirogue maa ngi moom la ak Vieux Sanjiri ak madame Sagna ak Cheikh Ndiaye dem Gambie jóge Gambie dem Mali après Mali Burkina après dem Côte d'Ivoire dellusiwaat boobu am na lu taxoon ñu jóg man rek man la sunu borom dogal livre maa ko bira bind ci Idrissa maa xam ci moom lu kenn xamut maa ko fekkee lu ko kenn fekkelul ci àddina waaye borom xam-xam la jàmbaar la politique ne li tax àndatuñu ci xuloowuñu xeexuñu musumaa may oto musumaa may kër musumaa jox billet Makka musumaa jox ab sareet dañu àndan maa ngi moom ngir yàlla pour wax ne fu tooy nga dal président Wade nekk na fi ba jóge fi gouvernement am bari naa ci ay xarit mais maa ngi moom suñu loxo mësta tegante man ci télé laay waxee ndax man révolutionnaire laa loolu nag am na ci ay géwélam ndax géwél bu amul métier kuy xaar ngeen te mbaaj ceeb loolu mën na laa dal. waaw loolu jotee waaw loolu jotee nag yaa ngi daw wax. xam nga lu ñu jotee. waaw waaw dëgg yaa ngi daw wax bi nag il faut nga wax. maa ngi lay wax li ñu jotee léegi. waaw li ñu jotee mooy. waxal dama ko bi ñu jógee ci élection 2012. waaw. président Sall daf ko woo jox ko ñaari ministre muy Omar Gueye ak Pape Diouf. waaw ñu am juróom-ñeenti député. doonuma ci palantoor te ma ànd ak moom 17 ans. te sama maqaama ci député parce que politique yàlla taxul àddinaa tax. ma dem waxtaan ak moom ni ko. fal nañ ñaari chef d'état dem législatif 3 fois doonuma ci palantoor. député rek la sama maqaama yem. kon léegi bàyyil ma dellu jaay yàpp mu ni ma à bientôt jox ma la. loolu la wax bientôt ma génn loolu ñu ngi ko waxtaanee maa ngi moom 17h45 ci ngoon vendredi ma génn ba tolloo ak Fann fi laa taxaw créer mouvement bi ba tuddee lëngoo xam nga lëngoo wax la. lëngoo neex na ko ba mu weeg ma kam. gis nga bi ma tàqalikoog moom 20 minutes. laa génn ba buntu hôpital Fann ndax da ngay tourner këram rek. taxaw buntu Fann. fi laa taxaw créé lëngoo parce que sama yaay daf ma waxoon ni ma yaa ngi dem RTS mais leneen dina ñëw ma ne kon li sama yaay noonu leneen loolu naa ko askanele tey ji créé mouvement loolu tax ma am facilité di drainer 70 000 membres am comité directeur ak bureau politique Aliou am na tey ay ministre ak i député maa leen ëpp mbooloo kon yow daal joxul la poste de wax est-ce que mais yàlla taxutoon ma ànd ak moom yow loolu moo tax ne yow ngay ànd ak nit daal da ngay ànd ak moom pour mu jox ay non non d'accord ma dafa wax fi njàngam tollu ak lim mën a am waaw nga xamante ni kañ waral c'est de bonne guerre aussi. conviction ngay àndee ak nit taa ngi ci parti réew mi waaw dégg nga dañ fa dugg par conviction duggoo fa pour ay poste nañu waxante dëgg xaadir baal ma tontu la ma ne waaw Idrissa waaw maa ko mag waaw keroog ba Abdoulaye Wade amee ñaari poste ci jamonoy Diouf dañ ko jox poste mu jël yàlla taxutoon ma ànd ak Abdoulaye Wade yàlla taxutoon ma ànd ak Abdou Diouf bu doon yàlla ma dem di bale jumaay Touba bu doon yàlla ma dem di bale Masalikul Jinaan ba grande mosquée politique yàlla taxul dama ne président ku fi dugg am na wasila yaa yor yëfi nit ñi damaa bëgg nga déglu mbaax li ma maa ngi lay déglu Idrissa waaw politique wu tan ngir yàlla politique na ba doon directeur de cabinet doon na ministre du commerce doon na premier ministre ba créé tey parti jiite ko di ko doxal weexu taat taxut ndongay jàng ñëwoo ngir yàlla fii ci Walfadjri man baax naa lay wax ñëwoo fi ngir yàlla mbubb yi ngay sol léegi ngir yàlla mbubb yi ngay sol wuy ma ma ne. waaw mbubb yi muy sol. daaw ko sol de xoolal li nga leere léegi. bi nga nekkee wàllu sport. xoolal li nga sol daaw ko sol. xoolal léegi ni nga mel. xoolal yow sa affaire mu ngi avancé.
xam nga mu avancé mais man wax naa tax mu avancé voilà man fi mu jur naa jur naa ñeent mais boo waxee nit ki da nga koy expliquer man sama affaire foog mu avancé man jur naa tey ñeent jur naa ñeent nit sax day ñaan yàlla avancé ci àddina déglu ma nit day ñaan yàlla waaye man dama wax ne da ngay déglu nit ki kan si déglu ko yaa ngi avancé man tam maa ngi avancé. nungu daal alors lu tax nga bañ avancement lu tax nga bañ avancement avancement conviction lay laaj. waaye ban conviction man conviction xam nga yonent bi xam nga yonent bi jéggale léegi nag wuy ma saa njoogu waaw yonent bi dafa wax ni Idrissa ma wax loolu waaw def nañu 9 ans yoo xam ni fii soxna si toog lay toog maay toog fii kenn du fi toog même bu ma ñëw foofu day widd dañu waxtaan benn bés mu ni ma Xaadim ma ne ko Mbàkke mu ni ma yonent bi dafa wax ni yéen ñi jaay seeni deret mu ngoo ñàkk seeni bakkan te ma tax mu ànd bu ñu xeexee ba ñëw place ci kanam yéen a ko moom Idrissa mësta ànd ci politique kenn ku ma gën mbaa ku ma ëpp fi kon bu ñuy séddale cër yi naa ci am moom moo ma jëkk a proposé ma doon député moo bind moo laaj sama dossier sama carte d'identité sama casier judiciaire mu bind fayal ma caution ñu dugal sama liste ca député waxuma député yi de ñu jëkk gaa yi rucci ko kere bi président Macky Sall dikkee def Farba Ngom député géwél yëpp a kontaan parce que nit bés rek lañ koy doyee boo àndee xeex ba teraanga ñëw dangaa war a seddu lu tax ñu ànd nag Macky Sall xeex yi amu ci ko amul poste ña ànd nag Abdoulaye Wade xeex yi amul poste ña ànd nag président Abdou Diouf xeex yi amul poste ña ànd nag Senghor amul poste grand Sidi Lamine mii ñi ànd nag moom créewal fajiri kenn ku ci nekk àddina bépp dégg na la ma wax la ne la Idrissa bi ñuy ànd ma ak moom dañu ànd dama ko jox sama dund jox ko sama dee dama la ne li ma wax xanaa dégg ko dama la ne li ma xam ci moom kenn xamu ko kenn weddiwul loolu may ma ñëw ba ñuy ànd keroog maa moom war fas si Ndar dugg ci ransu de bango fetal yi topp nu ministre yeeg ancien député yëpp dañoo daw dëpp ñu ne damaa feebar rek na ñibbi si Dakar ma ne ko luñ la def danaa ko fekk luñ la wax danaa ko dégg ñu ngi may dégg keroog bi ñuy dugg ci pirogue yi keroog am na député yoo xam ne moo leen def ay député wutal leen di kër fii Sacré-Cœur ñu ngi fi dëgg tëgg ñu ngi xam li may wax bi ñu waree dugg ci gaal yi dafa am ñooñu dañ ne man de sama yaay def ma noonu bu ma dugg ci ndox man may bool xaw ma fu géej nekk bi ma nee Samb nooy def ak reeju neex gi ma ne ko Idrissa mu naa ma ne ko man doon ma menn maam muy nekk buur ci xare xanaa xamoo ne yow Cheikh Tidiane xam nga man kuy sama maam man ku ñu wax Lat Sukaabe Mbay moo jur Xadi Mbay bi jur sama ndey Lat Sukaabe Ngoone de soo ñëwee Koul Xandan kër gi yaay Lat Joor juddoo sama baay ci kër googu la juddoo man musuma nekk buur ci kër du ma géwél buy lekk noppi nag du ma séddale ndabi laax su buur di xare damay jiitu luñ ko def ma fekke ko lu mu def ma fekke ko moo tax buur bu ma àndal soo ma nee cere ji saful xorom may la nuy wuti ndoxam géej loolu la moo tax nga dugg réew mi parti réew mi ñu may kii réew mi maay bàyyam pour am poste réew mi maa ko créé réew mi maa ko créé réew mi maa ko créé ma ne déglu Gomis c'est que boo nekkee ci débat bu ñu waxee yow réew mi maa ko créé nga dégluwul Gomis réew mi maa waaw bu nekkee ci parti tamit yaakaar naa ay ambition tamit nga ciy ut doo toog nag pour croiser les bras man conviction la déglu ko réew mi tout un parti réew mi dañu arrêté Idrissa ñu créé M6 waaw damaa bëgg nga déglu ma M6 première carte M6 Idrissa gauche lay bind boobu moom mi ngi reporté nawet déglu baax li ma lay wax waaw nii la def remplir cartam ak mais gauche lay bindee remplir cartam signé ñu taf photoom deuxième carte mu jël son bos remplir ma signé bindukaay boobu mu defee première signature bu M6 maa ngi ko denc parce que livre bi may bind dama ko ci war a génne parce que dama war a bind ci moom téere fi njaar maa moom ci àddina muy ñaari carte M6 boobu réew mi amagut dañuy xalaat réew mi loolu yëpp man réew mi maa ko jur maay bàyyam
bi ñuy xalaat réew mi Saly la ñu dem def fa fukki fan di xalaat nuñ koy tuddee ñii naa nañ créé nangam ñii nañ créé nangam ma inspiré wu ci Abdoulaye Mbuub réew mi yéen béy leen njëriñ laa ngi ci suuf ñu mel ni Demba War ci waar man maa créé réew mi maay baayam doom na ku ko jur bëgg nga mu teral la déggoo loolu déet yaa ngi ko s'il te plaît conviction laa gëm man awa di ko wuyu ma yéen ñëpp contre leen man waaye man conviction laa gëm ma ne am nga ci droit man la laa gëm xam nga maa ngi lay siiw ci football bi waaw mais yow sport bi amoo ci conviction jege wu ci am conviction. amoo ci conviction dinaa la wax ñetti sujet yoo ma sa def non déglu ko waaye déglu ko waaye da ngay déglu dama ne Xaadim ñëwal très bien amoo conviction ci waaw si seetaan naa ñetti sujet yoo def ci sport bakkan nga ko teg mais tegoo ko ci conviction bakkan waaw du ma ko développé parce que loolu du lu gën siiwur naa la ci benn intervention bu mu sa def ci actuel entraîneur Aliou Cissé seetaan naa la ci benn intervention boo ma sa def ci actuel président fédéraux fédération Augustin Senghor waaw d'accord seetaan naa benn boo xam ne yaa ngi ko defoon bi sunu mag bu baax jëm Mbaye Ndoye yàlla yokk leeram nekkee président fédération intervention boo def waaw ci ñetti intervention yooyu laa ne am nga xam-xam animateur nga parce que yëngal nga émission bi neex na mais ci bakkan ngay waxe doo waxe ci conviction non non amul ngóor Aliou Sow parce que bu nekkoon conviction léegi nañ ma allez ñu bàyyi Aliou Sow également Aliou voilà ñu tout à l'heure tu nous as pris en cours alors maa ngi doon waaj a yuuxu sax naan da ngeen maa fàtte wala dama cee bokk waaw malgré le retard di la sant di la gërëm di leen sant aussi je suis très content encore une fois d'être présent sur ce plateau yàlla na leen yàlla fay et sang bi kontaan naa trop jàkkaarloog yow waaye kontaan naa waaye dama am problème xaw ma problème na xaw ma gàcce la ndax da nga doon nit koo xam ne wax dëgg yàlla sóoraale wu ma la woon ci sama palaatu ceeb ndax amaana soppuma la woon trop parce que dafa am ay genre nit ñoo xam ne ci Sénégal pour man dama considérer ni ñoom ñooy yàq Sénégal ci benn xeetu communicateur traditionnel la yàlla def ni man wax dëgg yàlla amaana xëy na loo moo tax gàcce bi xaw ma jàpp tuuti ma yaakaar ni ci nga bokk waaw man nag sama liggéey mooy di déglu ak di conseiller ak di bind yàlla def ni li ma jot ma dégg fii léegi nii dafa daw sama yaram surtout bi nga ne sa ñeenti doom am nañu benn niveau d'étude boo xam ne yow communicateur traditionnel griot de naissance ak de ca gannaaw say waa kër ak say maamaati maam ma tey dégg ni am nga ay doom yoo xam ne am nañu niveau boo xam ne mën nañu nekk tey président Sénégal mu doon loo xam ne man ci yooyu lay xeex ndax man gëm naa communicateur traditionnel waaye gëwuma griot dama mës a dégg mbir ci seeni collègue si je peux l'appeler comme ça bu mës a taxaw ci benn plateau mu ne moom comment il s'appelle Mbaye Pekh mu ne moom bu bàyyee Abdoulaye Wade dem ci keneen moom nee na bu bàyyee Abdoulaye Wade dem ci keneen kooku war na koo moytu ndax ça veut dire que du nit ku baax dégg nga wax gi maa dégg loolu si sama nopp émission ngoonal waaw mu ne moom sénégalais bu bàyyee Abdoulaye Wade dem ci keneen kooku moo ko war a njëkk a moytu ndax ça veut dire que moom du nit ku baax ndax fi mu jaar ak Abdoulaye Wade ma doon la seet yow ak Idrissa Seck waaye nag ndekete yoo man xaw ma li ci biir li ci biir
te nga leeral ko tey am fitu taxaw Sénégal wax ko ñëpp di dégg ma boole ci yeneen élément yu ma boole parce que intellectuel la damay réfléchir te des fois mun naa gaaw trop ma sóoraale benn mbir ma bàyyi xel ci Omar Gueye mi ko tuddee doom tuddee jabaram doom tuddee ko moom doom taawam moom la ko tuddee caatam jabaram la ko tuddee ma may gis loolu boole yooyu yëpp sama xel bi tourné ma ne des fois da ngay xalaat ni da ngay yaakaar ni yaa ëpp xel nit ñi fekk ne Aliou Sow des fois war nga di teey ndax xam nga lu tax ndax des fois nit ki boo amee xalaat ci moom del fexe ba jàkkaarloog moom wut possibilité am loo mën a xam pour compléter wala fësal li ngay xalaat ci moom man damaa juum xalaatuma woon nii te dinaa la wax dara jërëjëf Sow xaw ma woon nii da ngay jaay yàpp déggoon naa affaire dibiteri ak yooyu mais xaw ma woon ni yow da ngay yëngatu yooyu xaw ma woon sax ni UNACOIS nga bokk ci ñoom Idi Thiam waaw Idi tudde naa ko doom bu am 25 ans ànd nañ 35 ans maa ngi moom loolu yëpp xaw ma ko woon kon man mais nag damay jàng àdduna tey naa nag waaye danaa gën a tey te danaa gën di moytu parce que xam nga lu tax parce que boo demee li may gën a wax bi kenn mënu si delluwaat waaye fin bi moo ma amal solo bi ngay wax ni liggéey ak nga moom nga xam am fi ngeen jaar xamoo fi géej nekk dugg ngeen gaal am nga fépp fu ngeen dem nga jékki-jékki bis jot nga war a bokk ci place yooyu nga xalaat ni yow am nga fa njëriñ muy député nga ñëw wax ko loolu moom mu waroon def lenn kese ne la sama xarit man ak yow démb la woon tey doog a ñëw xëy na juum mën na am wala am na lu xew wala am na lu ma la war a mën a expliquer toog jàkkaarloog yow ngeen wax waxu góor waaye waru la wax à bientôt. benn mot boobu rek nga utilisé. loolu c'est sadique c'est mesquin c'est méchant te loolu jar na nga bàyyi nit ki pour au moins ñaari raison d'abord parce que am nga ci droit wax nga dëgg conviction. Idrissa Seck dafa góorgóorlu ñëw 87 parti démocratique sénégalais. góorgóorlu reyante wut place am. ñafe ko. ànd ak ay conviction am ci ay responsabilité ba tey mu toll fi mu toll. kon yow boo bëggee nekk député. te nga xalaat ni war nga ko mën a nekk. ma yaakaar ni communication traditionnelle dafa am solo ci dëkk bi. waroon nga mën a am njëriñ ci mbir mi surtout ak jaar-jaar bi ngeen jaar ak niveau de confiance. te bi ma bàyyee bi ma génne réew mi. demuma ci benn parti bokkuma ci benn parti. dama dem créer. lu mel ni li ma ko sosal dama am actuellement comité directeur am bureau politique man président lañ may wooyee wax naa la bu la neexee nga ñëw sama bureau maa ngi 3e étage porte gauche soo ñëwee pharmacie de la Médina depuis 15 ans ci kaw boo dikkee di nga fa fekk nii la mel waaw donc pour juumloo nag kontaan naa trop parce que man itam ci sama dund yëpp ci àddina tey laa mos a gis ñaari nit yu mel ni yow yow noo tudd. Aliou Sow. ku am soxla bu ko jaaxal na la seet si boo yeesalee njàpp boo ko ñaanalee yàlla nangul ko. benn nit daf ma mos a dajeeg man ni ma baal maaq ma ne ko lu tax nga wax ko mu ni ma ku la contrôle laa ci àddina ma ne ko noonoo contrôle ma gisin ba rek la woon. ñàkk xam nit ki. kooku tey bokk na ci xarit yi ma gën a jige ci àddina. gis nga fit bu way doon seet tey ku gën a ñime dinaa la ci boole xam nga àddina saa njoogu kenn xamu ko xam nga boo gisee ñu ni oto ci la DSO bokk ci la R4 bokk ci la 404 bokk ci la Chevrolet bokk ci la 4x4 bokk ci la oto bu seer bi jar téeméeri million bokk mais ñoom ñëpp oto la ñu tudd mais soo xoolee pour dëggalal li nga wax dama la wax ne la man sama baay sama yaay dafa bëggoon ma jàngale école sama baay bañ sama baay mi ngi dund 92 ans su ma demee léegi ñooy ànd dem tool maa ngi moom. man damay béy et puis damay béy soo ñëwee Kañmoor se fait 50 hectares de mboq. keke amatoo loo wax ko soo ñëwee ci sama tool yi Bawol boo ñëwee ci sama berger aussi. bu ñu yeegoon léegi ma may la xar boo xam ne boo dikkee Dakar bu ñu la ci fayee 2 millions nga bañ. man lu ma am xarama ko jox ci àddina déggoo li ma la wax lu ma am ci àddina xarak nag ak fasama ko jox jox nañ ma lépp ci àddina loo xam ci àddina caam lu dul avion xar jox na ma ko 69 laa fi ñëw musuma xëy te liggéeyuma ba dem retraite bi ma dem
samay doom léegi dañ mën a retraité yóbbu nga ñu ci école yi nga xam ni doomi chef d'état yi am nañu fa jàngewul wax naa la awma doom bu jaar France wala nga dem Maroc déedéet gis nga bi ñu amee bac direct Canada état may dégg su awma doom bu mu sa am bourse ba fii may wax ak yow fii ci biir Ndakaaru it ci labbe yi la su may doom di jànge seen treize seen père ba yàlla suturaal na ma samay caat seex yi yu jigéen ñu ngi def bac ren incha allah ci kàttanu yàlla am naa sama kër médecin am naa dans bientôt ku mel ni ku jël auteuru ñoom baarataal ak sanle feebar incha allah ak 16 incha allah am naa koo xam ni aussi mën na nekk directeur général u banque centrale ñi si des jigéen ñi man defi leen droit comme damay màggat léegi naka deret bu ñu ma convoqué fenn ngeen dikk lay bañ bàyyi seen bàyyi donc loolu boo gisee ca may la géwél Sow baat bii nga wax ñëpp noonu lañ ñuy xoolee parce que noo ko def parce que soo xoolee géwél dafa war a am jom am ngor Idrissa tey laa ko gën a bëgg musuma teg ci dërëm lu ñaaw ci àddina du ma ko def ndax sama baay daf ma waxoon ni biñ ko arrêté nit coow li dafa bari ñoo dañ may jàpp parce que booba topp nañ ma man def naa 8 ans yoo xam ni kenn xamul fu may fanaan ci sama kër léeg-léeg ñu la laa ci garage bi parce que booba état topp na ma ndax lu état bëgg soo ko bañee ku état bañ nga ànd ak moom état topp na la lu may dégg kenn léeg-léeg ma fanaan ci suma néegu doom yu góor léeg-léeg ma fanaan ci néegu doom yu jigéen léeg-léeg ma fanaan ci garage bi mais bi coow li baree sama baay dafa ñëw ba benn yoon la mos a dugg kër Idriss ci àddina sama baay mosul gis Idrissa bu dul bi mu jaalisee suma yaay la sama baay mos a gis Idrissa jox ko loxo sama baay dafa ànd ak man ba ñëw kër Idrissa boobu magi Idrissa bu ñu wax Ngoone Faal a ngi dund ak magu ndey taal bu mu bokkal benn ndey muy magam bu jigéen sama baay ñëw na leen maa ko jur maa ko yar Idrissa da ngeen a ànd yaa ak moom muy sa mbokk gënu la ci askan wi gënoo ko bu duggee ci biir bu ko ba sama baay ne ma su fekkee kenn kii mujj ci Idrissa na doon yow juróom-ñaari weer yi mu def kaso ajjuma bu nekk ma altine bu ne dinaa ko jox loxo man rek maa ko ne fekk ngay génn du ma fanaan furut Ndakaaru su ma jëlee avion dem Mali dama naa départ 8 heures retour 7 heures ci ngoon su ma demee Burkina dama naa départ 8 heures retour 7 heures ci ngoon ba kere bi nu àndee génn ma ne ko fii laa yem ak yow wax nañu lu bari it nag ndax am na ñu mu joxi kër am na ñu mu defi ministre am ñu fi defi député am na ñoo xam ne Idrissa jox na leen tey kër yoo xam ne ñu ngi koy loué 5 millions par mois te ñoo ko jëkk a baax boole koog wax man dama la ne mi ngi may dégg mësumaa may kër ndax àndumaa ak moom ci kër musumaa jox oto àndumaa ak moom ci oto musumaa jox billet màkk àndumaa ak moom ci loolu musumaa jox welo Idrissa noo bokk askan lii daw ci moom ay daw ci man Idrissa waaye parti bi yaa ko defal. parti bi maa ko créé voilà loolu la soo ko defee parti bi waroon na koon bàyyi. non 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 xam nga lu tax parti bi da ko waroon téye. lu tax mu bàyyi PDS déet non. ah mi ngoog. loolu la. lu tax mu ba PDS. loolu moo tax ñoom non te man gëwuma loolu. lu tax mu ba PDS. doo dégg man gëwuma koo xam ne am conviction ci parti. xam nga lu tax Idrissa parti dama gëm ku am conviction. ñu ngi dem ci fin d'émission bi Khadim da ñuy baal rek ñu dem jëli ji vidéo bi nga xamante ni moo di Oustaz Souleymane Diaw moom la def laata ñuy tàggatoo ci première partie bi ndax deuxième bi ñi ngi dalal rek honorable député Abdou Mbow ñu dem Cheikh Tidiane xool Oustaz Souleymane dellu si waat. alhamdulilahi rabbil alamin alxadim maa lahu bidayatu wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima comme ni ñu ko baaxoo di defee ak yéen àjjuma ci jot macha allah ñu ngi nuyu waa Walfadjri yëpp la voix des sans voix di ko tàmbalee ci Cheikh Niass Sassane Diouf ak mboolem personnel Walfadjri ñu ngi leen nuyu di leen ziar mu mel ni rek tabarakallahu tey fi ñu ñëwee ak yéen mooy jamono ju nekk ak ni jamono ji di doxee te Sénégal dafa toll foo xamante ni bii dañoo nekk ci xel yu tëju xam-xam yu tëju mbooleem fu ñu yaakaaroon rek ni war nañ faa mën a dimbandikoo foofu xam-xam yu tëju na fa xel yu tëju na fa kon lan moo war mooy sensibilisation bu mag a mag boo xam ni ñëpp la war ñëpp la war mbooleem porteur de voix yi daf leen war waaye nag rawatina ñi nga xamante ne ñoom leen tuddee les communicateurs traditionnels ñu nekk ci mission bu doy waar ñu nekk ci yoon bu doy waar boo xam ni mbooleem kuy communicateur ak fu mu mën a doon bàyyi xel ni réew su avancé
yaa ko avancé loo waaye réew su daanu rek yaa ko daane nan ngay daanelee réew mooy di wax joo xam ne waxu intérêt la wax joo xam ne waxu personnel la wax joo xamante ne yow li ngay wax sa poche rek moo la ci ñor waaye askan wi ñoru la ci loolu day daaneel réew moo tax communicateurs traditionnels yi porteurs de voix yi ustaad yi ku mu ci mën a doon nañu bàyyi xel ni jamono ji ñu toll dañoo nekk ci jamonoy crise yàlla nattuñu te yàlla waxoon nañu ko démb wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi ba aaya ba jeex kon communicateurs traditionnels yi ban position lañu war a taxawee nañu fexe ba sensibiliser askan wi jël lépp bañ koo teg nag ci intérêt waaye nañ ko teg ci def le tout ba lii di coronavirus nga xam ne suñu borom mboolem lu ñu santoon ñu dëgër bopp bañ ko yàlla tey jaarale na ko ci nit di ñu ko sant ñu koy def par force te mënuñu ci dara kon nañu bàyyi xel aaya ba man mii di wax ak communicateur traditionnel yëpp ak porteur de voix yëpp nañu bàyyi xel fi yàlla di wax ni maa yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul benn làmmiñ buy tripoté te sunu borom nee na yabaluma fa ñaari malaaka kii mi ngi tudd raqib comme kii mi ngi tudd atid kii féete la droite kii féete la càmmoñ kon moo leen communicateur yi moo leen kuy wax di nga ci wàllu communication bàyyi xel yàlla mi ngi la booleeg ñaari malaayka yooyu lépp loo wax rek ñoom ñu ngi fas yéene jël affaire yi courrier bi yóbbu ko ci suñu borom ñu bañ a waxee intérêt jéem a fekk si nag président ci li mu leen wax ci ñu fexe ba message bi jàll ci li jëm ci côté coronavirus bi kon loolu dañ ko war a bàyyi xel moo tax alquran ni ñu làmmiñ bépp làmmiñ bu turi poté nu mu yëngatoo rek nee na boole naa la ak malaaka boo xam ne bu ëllëg yowmal xiyaam malaaka moomu dina la wax loolu nga doon jëf kon loolu dafa jar a bàyyi xel al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun dinañ tëj seen làmmiñ bi dinañu waxloo seen cër yi dinañu waxloon seen tànk yi ca loolee ngeen nekkoon daan ko jëf moo tax képp kuy porteur de voix tiital te looy def na yàlla rek tax nga koy def beneen bi mooy président de la république Macky Sall ku ne xam ni c'est le président de tous les Sénégalais waaye nag nañu bàyyi xel lan mooy àq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni iza arada allahu bil amiri xayran an yaj'alu lahu wazira sidqi in nasiya zakaruhu yonent bi nee na yàlla su bëggee ci président de la république wala mu bëgg ci njiit wala mu bëgg ci nitu imam wala mu bëgg ci ku mu mën a doon nga réussir sa mission suñu borom daf lay utal ay entourage bu jub staff bu jaar yoon staff boo xam ni boo réeree dañ lay delloo si orienté la teg la ci yoon mu mel ni am na ndimbal yoo xam ni dugg si na ci réew mi am na ndimbal yoo xam ni dugg si na ci Sénégal fan la jaar ci loxo président de la république attention mbokk yi nañu ragal yàlla ñi nga xam ni ñoom le président fas yéene jox alal jooju ñu fas yéene koo séddale nit ñi rikk waay nañu ko delloo askan yi milliards yi dugg si ñu fas yéene koo séddale Sénégalais yi bu dee ay jullit lañu am na aaya bu suñu borom bi wax ñan lañu war a dimbali population bi yëpp waaye rawatina nag lil fuqaraa wal masaakin ñi nga xam ñi am ñu dara lillahi wa li rasulihi yéen ñi nga xam ne yéen le président de la république teg mission boobu ngeen war a séddale xaalis bi jox leen ko ñu ko moom lillahi wa rasulihi nit ñaa ngi seen biir kër di tëdd amuñu lu ñu lekk nit ñaa ngi seen biir di tëdd amuñu lu ñu naan nit ñaa ngi seen biir kër di tëdd ruus am kersa génn jooy wallahi waaye seen xol jeex na kon xaalis bi ñuy joxe dund gi ceeb bi dawlin bi nañu fexe ba seeni borom nañ ci jot alquran nee na walladina yaknizuuna dhahaba wal fiddata wala yanfiquunaha fi sabilillah fa bashiruhum bi adabin alim loolu nag suñu borom moo ko wax ñi nga xam ne yàkkamti ñu lu dul alal jooju ñu jël ko ba yóbbu ko seen compte bancaire yi dugal ko fa ni neen nañu fas yéene rawale ndax coronavirus bi kat am na intérêt bu mu ñu amal bu ñu xoolee ba alal ji yóbbuwuñ ko def ko ci suñu compte yi dañuy perte ñooñu
dañu xam ni xaalis boobu askan wi ko moom xaalis boobu réew moo ko moom kon Ramatoulaye ak équipe bi yépp macha allah ñu ngi leen di bëggee di leen kontaane tey lii rek la ñu indi woon ak yéen ñu teg lépp ci ragal yàlla waaye teg ko ci njub teg ko ci maanute. mi ngoog ñu jaajëfal ko moom Oustaz Souleymane Diaw Talassus numéro 2 donc mi ngi doon wax également yow. Talassus numéro 1 moom mooy Talassus sax benn la amul deux awa da doon wax justement ci communicateur traditionnel rôle yi nga xamante ni war nañ ko mën a jouer comme période pandémie bi ndax wax na ko avant buur yi ak ñoom ñëpp yéen communicateur traditionnel yéen a doon jiitu ñu gis leen ci lépp côté sensibilisation ku wax nga ko sànq ba expliquer Aliou dafa am benn kii avant ñuy fermer jàll ci deuxième partie bi Aliou. waaw parce que bon c'est vrai que ak mbirum Covid 19 bi sénégalais yi yëpp ñu ngi wax ci mbir mi couche sociale boo gis mi ngi ciy wax communicateurs yi traditionnels yi ñu ngi ciy wax ñu ngi yedd sénégalais di leen gindi ci li ñu war a doxalee par rapport ak feebar boobu pour nañ ko mën a moytoo ak yi demee noonu tout le monde en parle. am na ñoo xam ne ñi ngi xalaat dañuy dajale xaalis jéem ko jox nguur gi pour jàppale ko ci mbir mi mais il faut que ñu xam ne aussi que ni Covid 19 dafay dem feebar bi dina jeex ndax comme ni ma koy faral di waxee. àdduna tukkeegul. comme dina jeex nag dama bëgg jikko yooyee ñu am ci feebar bi. après bu mbir mi passé ñu mën a continuer di def seeni façon yi liggéey ndax maa ngi koy wax nag luy bari waaye démb aussi jotaat naa benn information bu ma metti par rapport ak ñi nga xam ne dañuy am na ñoo xam ne bon c'est vrai que ñaari nit ñoo làqoogum ci mbirum Covid 19 bi yàlla na fi yam am na une centaine ñoo xam ne ñi ngi nekk ñu leen di toppatoo pour ñu tane ci centres médicaux yi ak hôpitaux yi c'est très bien tout ça loolu yëpp baax na waaye am na ay dialysés yoo xam ne ak ay ñoo xam ne dañoo am ay cancer cancer du cerveau cancer de l'utérus cancer du sein am na ñoo xam ne dialyse 65000 ñetti dialyse la ñu soxla ñetti yoon 65000 par semaine 8 millions la par an bu ñu ko amul at bi bu dellu siwaatee 2021 at bi dañuy dee am na ñoo xam ne 4000 personnes yoo xam ne dañu war a dialyse taxaw ñi ngi xaar ci centre yi ci liste d'attente yi 4000 la ñeenti 4000 mooy ñeenti junni ay nit ñoo xam ne ala kulli ali dañuy dee par force parce que tout simplement kenn raxasul seen deret loolu dina am balaa déwén ñun ñuy waxu Covid 19 ñaar dee nañu ñëpp a ngi ragal waaye ragaluñu ni am na ay dialysés yuy dee ay borom diabète yoo xam ne dañu nekk ci ay situation ñoo xam ne dañuy accoucher dañuy dee yooyu communicateur traditionnel dañ ci war di wax mbir mi mënul jeex léegi boo leen di def ay téléthon pour Covid 19 c'est très bien OMS dina ci dugg adduna bi dinañ ci dugg yenn dëkk yi dinañ ci dugg dinañ indi alal waaye bu li paree ku nekk day dem sa yoon te pourtant solidarité boobu amuñu ko donc rôle communicateur traditionnel au-delà de li ngeen di def yépp yoo xam ne sax maîtriser wu ma ko war na doon loo xam ne c'est pour jàppale askan wi di wax di influencer pour que dëkk bi ndax yàlla yamalewul sang bi yàlla yamalewul comme yàlla yamalewul nag ñun ay nit kese lañu ci àdduna li ñu war a def mooy dimbalante suñu biir ndax ku nekk juddu bi benn la waaye dundin bi du benn ku nekk ak ni ngay demee ak ni la yàlla séddale kon dañu war a toppatoo suñu bopp te ngeen fexe ba dialyser yi ku nekk mën a am dialyse mën a faju pour bañ a dee. merci beaucoup ñaari Covid dinañ dee am nañu dee ñaari nit dee d'accord am na ñeneen sénégalais war a dee am na sénégalais yu dee à l'étranger waaye am na ñiy dee ci dialyse ñoo ëpp fuuf te dama bëgg ngeen bàyyi ci xel de leen feeñ ci yooyu ndax Sénégal am nañu sonn te dama bëgg ngeen leen dimbali. effectivement avant une semaine juste corona bii ñëw boo seetaanee RTS def nañ benn téléthon boo xam ni maa nga ca woon man joxe woon naa ci 20 000 sama xaalis woo samay xarit kii joxe na 2 millions maa ko indi maa bind ci sama sécurité sax laa bind sax jox leen après mu remboursé ma forcé suma yeneen xarit une semaine exacte ci problème mu dialyse bii ak cancer keroog yaakaar naa dajale woon nañ lu toll ci 20 millions bés boobu bi mu dellusee ci la lii feeñ pour dëggal li nga wax corona yàlla na ko fi yàlla jëlee mais su fi corona jógee ci la communicateurs yi war a ëpp rôle comme xam nga communicateur fonction du retraité éternel la
fu communicateur ba fekk mu ngi mën a jóg di mën a wax saa bu xëyee war naa dox lu jariñ askanam ndax askanam desee lu ko dara dinaa la wax tey am naa tey téeméeri xarit yoo xam ni tey suñ ñoon Cheikh Tidiane bi tey Cheikh Tidiane Gomis dafa téye Khadim Samb buntu Walfadjri parce que daf ko ameel 10 millions fu koy dik ku ne indi 10 millions jox la 10 personnes kon lan la ma réew mi deseel dara looloo tax lu ma yor dama koy joxe man fi mu ni sama at bu nekk danaa def dépistage danaa def consultation gratuite fi mu ni maa ngi préparé bi ma jëkk a def maa ngi ko def Mbour ak mouvement bi maa ngi amoon ci garab juróom-benn millions yoo xam ne maa ko jënd kenn jàppale wu ma maa suma ay xarit yi ma seqal àddina ñooñu duñu ay fonctionnaire dépisté woon naa 1003 personnes département Mbour actuellement maa ngi xaar 3 millions laa soxla ci garab parce que dama am ay xaritu médecin ndax dama am ku ñuy wax professeur Lamine Gueye mooy recteur université bi nekk Assane Diop bu Bambey d'ailleurs kooku tax sama taaw nekk médecin parce que c'est mon ami de 40 ans moom moo may dajaleel médecin yi gratuite ma dem ci sumay xarit ñu abal ma ay bus climatisé ma ñëw suñu dëkk ñu dépister ñëpp ndax dama ne dépister nit ba pare mu am feebar te mënoo koo joxoo ko garab yaa yokk feebaram donc dépistage yooyu bi ma ko defee ñaari cas laa ci am benn bi coûté nañu presque 2 millions kenn ki coûté ñu 900 000 francs ñu faj leen tey ba ñu wér kon li may wax rek mooy muy dernier mot bi mooy képp kuy communicateur traditionnel wala ngay sénégalais wala ngay sénégalaise ndax man fa ma dëkk man ci àll balaa dëkk buur dina séddale waaye ndax dana yëg si na war a yëg see ci man mbaa sama dëkk ma ne man balaa buur a ñëw naa dikk maa xam sama dëkk maa fa juddoo maa fa dawale fa su gattax maa fa def tànki neen maa xam kër gu nekk la fa yell ma indi ko fa balaa buur a ñëw te su buur demee fa la may bàyyi kon kenn ku ne ci nun communicateurs yi président wàccoo na ak nun mooy fa mu dajale ministre ya ambassadeur ya ca banque bañ doon toog fa la nu toog kon teraanga mënta passé loolu kon def na li ko war kon kenn ku ne ci nun communicateurs yi dëkk bëgg a dëkk seetal la nga mën ci sa alal ndax xamante nañu la nga mën ci sa alal ndax kuy war 4x4 di jënd essence di rey ay xaat di jëndi consulateur dëkk ci étage wala nga dëkk ci rez-de-chaussée war ngaa mën a delloo sa dëkk ba nga juddoo woon sa baay juddoo fa sa ndey juddoo fa génne 1 million wala nga génne 2 millions jënde ko ay ordre de sawel dem yóbbu leen ko nun ñëpp nañ ko def bi ci des nag waaw di leen gërëm di leen sant un dernier mot peut-être en français nga sensibiliser un peu cette population là way bala maa ñëw rek dafa am suma ñaari xarit su ngeen ma ko mayee danaa leen tudd dañ jëf loo xam ne maa leen ko jëfloo d'accord ku ñuy wax As Ndaw segu 10 millions suma xarit la segu 10 millions bi démb la ma ko jox maak Bada Ndiaye ñoo ko yóbbu trésor versi ko ku ñuy wax Omar Sy du fonctionnaire de suma xarit la moom ay kër lay jaay looloy métier ci àddinaam 20 millions la jël 10 millions yi versé na ko trésor Omar Sy mas na nekk député yàgg na li ci des mu jënde ko ceeb départ commune Mbour commune 80% laay wax ndax daanu dañul suuf kër gu ne dina am saaku ceeb am ñaari litre diwlin am ñetti litre pour dëggal caam li mu wax sow kenn ku ne yaa gën a xam sa koñ yaa gën a xam sa kër jox état baax na waaye li ëpp solo mooy kenn ku nekk la nga man delloo ko sa koñ man commune Dendeye Guy gi defal na ma lépp boo fay jógee 69 mbaam la sama bàyyam te booba mbaam 1500 lay jar tey may war 4x4 wallaay ci néegi ñax laa fa bàyyi woon boo xam ne buy taw dañuy moytu ndax ndox mi day dugg ci biir kër gi kon foofu bu lu ma fa delloo damay fay naar bi xoromam te du man dong dama am courage di ko wax mais am na ñoo xam ne xëy na sax la ma amoon amuñu ko woon kon nañ delloo suñu bopp te commune maa ngi leen di wax ne nañuy wax lu baax te di ko def te gore te wax nañ koy sàmm ndax sama maam dafa ne dégg dina passé waaye nit du fi jóg dégg la jërëjëf dégg dina passé nit du fi jóg mais moi je suis heureux aujourd'hui tout à fait c'est une source mémorable pour moi parce que vraiment une émission avec Sa Ndiogou Diop Ndiaye et Moussa Sow et Rahma et mon ami personnel le perturbateur Cheikh Tidiane Gomis moi je suis rendre grâce à Dieu demande Dieu solennellement pour Dieu gracier le président directeur général groupe Walfadjri Sidi Lamine Niass amiin c'est un homme agréable. Est-ce que mën nga bind? merci beaucoup en tout cas. moi c'est écrit par alxuraan. ah mën nga bind sa tur pour xam rek quoi. ah oui
mais bien sûr. Non, moi je suis bind mon nom. Donc moi je suis fier aujourd'hui. Je vais au marché je vais au marché. Non ça arrive. Non ça arrive Moussa Sow. Vous êtes ok. Moi je suis content aujourd'hui. Oui, moi aussi. Cette émission là. Merci. Mais moi je suis demandé toutes mes collègues. Quand tu tu dis mes collègues, les communicateurs traditionnels comme moi, parce que moi je suis fier Guido. Bien sûr. Fier Sérère, fier Mouride, fier Baol et Sine Sine. Et Saloum. Merci beaucoup encore. Mais donc moi je suis demandé toutes les personnes il faut laver la main. Ouais. Avec savon Avec le gel Olof, alcoolique, oui. avec le sel alcoolique. Prends les masques. Laissez-les marcher. Chacun reste chez vous. Tranquillement. Deuxièmement, soyez les petits garçons et femmes. Oui. Faut pas y aller les marcher n'importe. Il n'y a pas de soxla, faut pas sortir. C'est vous merci. Merci Khadim jërëjëf. Voilà ñu jaajëfal ko bu baax moom Khadim Samb ci première partie bi nga xamante ni ñu ngi ko doon dalal émission. waaw mi ngi noonu. Vraiment muy xale boo xam ni ngeen baal ma nag. muy Abdou Mbow di suma rakk. dëgg la di suma xarit. di xale boo xam ne daf ma yàgg a tàq. maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam. amiin di xale bu fidèle ak président Macky Sall. xam nga président am na ñu nekk ak moom te ànduñoo ak moom. dëgg la ak a bari. ñu nekk ak président te ànduñoo ak moom mais xale bii bi muy opposé wu di ànd ak président en tant que son journaliste. booba ñu ko man bari wuñu ba tey langaasu Abdou Mbow 2009 mooy langaasam 2020 te loolu dafa am solo monsieur Sow xam nga sëñ Abdoulaye Mbacke sunu baay ba sunu maam ja def noonu bu Sow waxee démb jëf tey mu dëppoo jàppal xarita ngoog te Abdou Mbow waxam benn la en tout cas Abdou maa ngi lay félicité di la ndokkeel di la ñaanal di wax ne réew mi nañ bokk ndey bokk baay te rafetal wax yi te dimbalante ndax ci biir Dakar bii am na quartier boo xam ne tey am na kër goo xam ne xam naa ko tey ay kër yu ma xam tey yoo xam ne bii amuñu saab bu ñu raxasoo kon yëf yi nañ ko yaatal te lii président joxe ñi koy joxe nañ seet seen diggante ak seen borom surtout ça seet ñu ko soxla ñu jox leen ko man soxla wu ma ko de yàlla wàccu ma waaye ña ko soxla nañ leen ko jox na egg ci ñoom ndax àll bi metti na fi ma dëkk li tax tey mënumaa nelaw monsieur Sow luuma la ñu amoon muy am mercredi ku am xar jaayi ko fa ku am bëy jaayi ko fa ku am nag jaayi ko fa tey kenn mënul jaay dara oto mënatul a dem oto mënatul dikk actuellement dañ ma téléphoné dama mujj créé wari léeg-léeg ma wari nit 2000 francs léeg-léeg ma wari nit 3000 francs damay wari 1000 francs ndax téeméer la soxla donc loolu lu metti la kon nañ bàyyi xel àll bi xam ne metti na actuellement yal na yàlla jëlee fi corona ci barke yonent bi te su corona jeexee li Moussa Sow wax attiré nga suma attention ci ñiy jalis ak ñi nga xam dañu am cancer ñu taxawu leen bañ a noppal suñu bopp ndax loolu mooy jaamu yàlla merci beaucoup mi ngoog ñu jaajëfalaat ko bu baax Khadim Samb ci première partie bi nga xamante ni ñu ngi ko doon dalal di la jox dig daje beneen yoon incha allah léegi rek la ñuy enchaîner ak honorable député Abdou Mbow ci deuxième partie bi Wow.